Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. nuyu nañ leen ci seen plateau spécial de Covid 19 fii ci Sunugal 24 comme ni ñu koy defee saa su nekk bi mbas mi duggee fii ci Sénégal ba léegi ñu daal di ñëw waxtaane li nga xamante ni moom mooy ay résultats yu tukkee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale waaye tamit dinañ waxtaane évolution bi nga xamante ni mbas mi ngi koy am fii ci Sénégal du ma ci wet tey nag ànduma ak Moustapha mais Seydina Alioune la àndal maa ngi lay nuyu Alioune. ñu ngi lay fay Cheikh Mahfouz di la ziara di profité ci occasion bi di nuyu sénégalais yëpp di leen baalu àq ci li nga xamante ni moom mooy njeextalu weeru koor wi di baal ñëpp àq comme niñ koy faral di waxee xam nga liggéey ci média moom nekkul lu yomb yenn saa yi nga wax lu nga xamante ni nit ki dana la ci mere mais ak luñ ci mënti def it c'est pour rek sénégalais yi mën di am xibaar yi te di mën a it di xool bu baax li nga xamante ni moom mooy xew ci réew mi ak bitim réew loolu rek lañ ci jublu ñu ngi baalu nag ak ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ne mos nañ leen tooñ te yëguñu ko ndax xam nga liggéey bi moom moo demee noonu Aliou dañuy daal di dem ba la ñuy dugg ci résultats yi dañuy ñëw ci xibaar bu tiis bi nga xamante ni am nañ ko tey muy benn décès boo xam ne si ni enregistré nañ ko mu lié ci li nga xamante ni moom mooy Covid 19 gi ko am nag mi ngi nekk benn mag bu toll ci 62 ans moom nag bi mu décédé ba pare ci la ñu daal di def ay test gis ne dafa amoon jàngoro ji mu nekk loo xam ne si li muy ñëw bari na ñi nga xam ne ñuy décédé ba pare ñu xool leen gis ne am nañ jàngoro ji très souvent day ñëw mais balaa loolu rek ñu mastawu njabootu ji nga xamante ni moom moo ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi la di jaale moom itamit mi nga xamante ni moom mujjee génn àdduna ci mbas mi yàlla xaree ko aljana mbir la moo xamante ni du lu bees très souvent nga gis ne nit génn na àdduna ñu ne la après Covid moo ko yóbbu mais lu ci ëpp loolu bu amee da ngay gis na njabootam dañuy génn ñoom itamit wax lu nga xamante ni day waroo ak li nga xamante ni ministère bi daf koy génne comme résultat ci cas de décès yooyu noonu. ma jàpp ne mbir la moo xamante ni nag jot na léegi ministère de la santé aussi xool ci beneen taxawaay bu nga xamante ni dina ko am ci cas de décès yu nu mel noonu. et très souvent nit ñi dañ koy faral di wax cas yu mel noonu suñ ko amee aussi. seen njaboot kenn du leen quarantaine très souvent sax test yi ñi nga xamante ni ñoo ko mujjee gis rek la ñuy def ak ñoom test sinon képp nga xamante ni laale woon nga ak moom ak yooyu duñu ko def te boo xoolee tout au début dañuy wax dañ lay 14 parce que tout simplement feebar bi mën na nekk ci yow pendant 14 jours door a manifesté wu donc man jàpp naa ni ñi nga xamante ni dañu feebaroon ba après ñu gaañu ñu ne Covid moo leen rey te waroon nañu mën a aussi def benn liggéey si seen njaboot ba nga xamante ni mën nañu xool saytu leen ba xam ndax am nañu feebar bi wala amuñu ko mais très souvent duñu ko gis loolu aussi je pense que ni ñi nga xamante ni ñoo nekk si wàllu woowu war nañ ci defaat beneen liggéey taxawaay ci am ci beneen taxawaay ndax feebar bi mu ngi wéy di law ci réew mi te ba léegi commencé gu la wàññeeku saa su ne day yokku te loolu moom bu dee rythme bii ñu jël nii si la ñu nekk kenn mënu la wax kañ la fi feebar bi jóge kon Aliou xam naa foofu la ñuy jóge rek daal di dugg ci li nga xamante ni moom la ñu am ci ay résultats tey jii ci samedi bi yemoo ak 23 mai 2020 ñu daal di def ay li nga xamante ni moom mooy test 934 la ñu def ay test foofu ci institut Pasteur yi 67 yi ñoom ñoo nekk ay cas positifs mu nekk benn taux de positivité bu toll ci 7,17% donc 49 contacts suivis lañu donc mu nekk 16 yoo xam ne si ni ay cas communautaire lañ mooy ñi nga xam ne si ni dañu am jàngoro ji te xamuñu fan lañu ko jëlee donc ñooñu nag ñi ngi leen gisee fi nga xamante ni moom mooy Diamaguène Grand Médine Ouakam Mamel fi nga xamante ni moom mooy Fass Médina ak Kër Massar fi nga xamante ni mooy Mbao tamit gis nañ ko fa Mexe ak Thiadiaye foofu diwaan yooyu ma tudd yëpp fu nekk benn moo fa am donc Liberté 6 ak Guédiawaye Parcelles Assainies moom foofu fu nekk ñaar lañ fa am donc ñu nemmeeku tamit ne cas importé yi ñëwaat nañ tey am nañ ñaar ña nga leen amee foofu ci Ziguinchor ak fi nga xamante ni moom mooy Kédougou 105 tey wér nañ ba ñibbi ci seen njaboot 12 yoo xam ne si ni ñu ngi ci ay cas yu critique donc bu ñu sukkandikoo ba tey ci communiqué bi jógee foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale donc ñi nga xamante ni tamit am nañu jàngoro yi te ñu nekk ci hôpitaux yi seen wér-gi-yaram mi ngi am tan bu baax donc jamono ji may wax ak yéen 2976 moom la ñu am ci ay cas depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal mu nekk 1416 yoo xam ne si ni wér nañ tey ba dellu ci seen njaboot 34 yi ñoom ñoo décédé bu ñu ci yokkee 33 la woon bu ñu ci yokkee ki ñu am tey bi ñu doon waxtaane léegi moom moo koy def li nga xamante ni moom mooy 34 donc 1525 ñoom ñoo nekk sous traitement jamono ji may wax ak yéen ci hôpitaux yi ak centre yi nga xamante ni teg nañ leen ci réew mi ngir ñu amal ñoŋal ci ñi nga xamante ni dañoo am feebar bii di mbas Alioune
loolu mooy résultat yi tey ñu am tey jii ci samedi bi mu nekk résultat yoo xam ne si nii taux bi mi ngi fa mu nekkoon ba léegi 7 comme ni ma koy waxee rek 6 7 8 foofu ba 9 foofu rek fourchette boobu lay nekk. Donc mën nañ jàpp ne est-ce que foofu mooy pic bi wala nombre bi ñuy testé la. waaw xam nga mënuñu ko tuddee pic bi actuellement parce que nombre de tests yi nga xamante ni la ñuy def day varier. am na ay jours yi nga xamante ni amoon nañu 6-7% te fekk ne romboon nañu 1000 yi mais tey boo xoolee yegguñu si 1000 yi donc bu ñu amee 7% aussi bu doon nañu testé 1000 peut-être mën na ko romb pic bi. mënaguñ ko wax parce que mos nañu am 10% ak lu ko weesu. donc parfois day dépendre ci nombre de tests yi comme li nga xamante ni moom la OMS digle woon nañ testé en masse ndax ñu mën a xam. ñan ñoo yore feebar bi mais résultat yi tey bu ñu koy jàngat rek. dafay nekk résultat yu nga xamante ni certes nombre de guéris yi xaw nañu bëri mais da lay tiital ndax cas communautaire yi nu ñu toll. ak beneen jàngat bi mooy cas importé yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ba léegi muy wane que ni mesures yi nga xamante ni état bi mu ngi ko jëloon. gaa ngi koy salfaane surtout ci frontière yi voilà ñu ngi koy bëtt ba léegi di wéy di dugg ci réew mi di jógee fu ne ci gox yu fasanti ko yi wër Sénégal yëpp ba ñuy am ay cas importé ma jàpp ne suñu respecté woon mesures yi wala boog liggéey bi ñu gënoon ci farlu konoon cas importé moom waruñ ko woon a mën a tuddaat bés ni ki tey. beneen bi muy nga xamante ni mooy cas communautaire yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si ñaari gox yi nga xamante ni mosuñu faa dégg feebar bi mu mel ni Mexe ak Caajaay donc loolu it day wane que ni transport interurbain bi ba léegi gars yi respecté wuñu ko comme ni ko nguur gi waxee wala déplacement yi moom en tout cas ñu ngi wéy di am ci biir réew mi ba tax yaa ngi gis ay cas communautaire ci yenn dëkk yooyu lu tax bu amee cas communautaire mu grave mooy façon bi nga xamante ni dañ koy dundee ci réew mi dafa xaw a doy waar mais surtout rawatina ci dëkk yi nga xamante ni du comme capitale bi Dakar xam ne sax Dakar au moins nit ñi dem lante bi ak dikk lante bi te taxul mu demee noonu kenn ku si nekk da ngay dem defi sa liggéey ak yooyu mais dëkk yooyu dëkk la yu nga xamante ni nit ñi dañuy dund en foyer pratiquement koo xam na keneen donc benn nit bu ko amee mën naa wër dëkk bi ci benn jour wala ñaari jour ba nga xamante ni boo xoolee dëkk bi yëpp finalement dañuy mujjee nekk ay cas contact te ñooñu dañ leen war a donc automatiquement xool ban stratégie la ñuy def ba nga xamante ni dëkk boobu dañ leen mën a saytu bu baax ba feebar bi du fa mën a law mais bu dee dañu am benn cas communautaire foofu rek ñu woy bàyyi leen noonu ñoom it ñuy continuer dund damay ragal fan yi di ñëw nga jékki-jékki rek dégg benn nombre de cas bu nga xamante ni mar détail yi ñaanuñu ko yàlla mais jàpp naa ni gouvernement bi wala ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu woowu war nañu jël ay mesures yi nga xamante ni dëkk yu nu mel bu ñu si gisee cas yu mel noonu rek ñu changer stratégie bi très rapidement adopté ko ak dëkk boobu ba nga xamante ni dinañ mën a xeex mbir yi foofu donc résultat tey moom boo xoolee globalement résultat yoo xaw a tiitlu la lu reklu la parce que 16 cas communautaires quand même te dafay dañuy seetlu mooy que day toujours day yokk parce que démb 14 lañu amoon tey ñu am 16 boo xoolee depuis début bi ba léegi da ngay commencé benn cas communautaire après ñu ne 2 cas communautaire 4 léegi mu ngi continuer di dem te 16 cas communautaire moom dëgg lu mat a moytu la te cas communautaire yooyu bul xamante nag et puis ak jàngat bi ñu ci def mooy ni mu amee aussi ci diwaan yi ni mu baree ci ay diwaan yoo xam si ni fii ci Dakar la gox yu fasantikoo sax mu mel ne jàngoro ji mi ngi yaataay yóbbee ci mu ngi fii ci mel Dakar ni bal booy jël rek di passe lante bu ko waa Parcelles jëlee tulli ko mu dem Géejawaay waa Géejawaay jël ko yóbbu ko Mbaaw mu dem Fass mu ngi wër boo xoolee Ndakaaru moom ñun ñu fi nekk mënuñu la wax ne mënuñoo daje ko amul feebar bi moo tax matuwaay yi moom kenn ku si nekk daf ko war a jël jàpp ne feebar bi kat ki ngay dajeel wala yow sa bopp sax war nga koo mën a am donc fexe moytandiku ba ki ngay dajeel wala bu mu la ko wàll waaye yow it bu ko wàll loolu lu am solo la ci xeex bi ndax rythme bi ñuy demee nii moom kenn mënagul a wax kañ la fi jógee d'accord ñu bëggoon naa aussi Aliou ñu taxaw def ak jàngat ci ñi nga xamante ci def benn comparaison ci ñi wér ak ñi nga xam ne si ñoo nekk jamono ji sous traitement muy 1416 yoo xam ne si nii tey wér nañ bu ñu ko comparé ak 1525 yoo xam ne si ñu ngi sous traitement mu mel ne xaw na am ak tolloo foofu noonu donc ñu félicité bu baax le personnel sanitaire ñu wane foofu noonu seen xarañte parce que mi instant bi jàngoro bi dafa mel ne am na fu ñu ko téyee ñi nga xam ne si ñoom ñoo koy faj ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax gis nañu effort yi nga xamante ni moom la ñuy def chaque jour ndax depuis mbas mi dugg
dugg fii ba léegi ñoom noppaluwuñu benn yoon amatuñu vie de famille. lépp ñu ngi jaay seen bakkan di jaayante ndax feebar bi gaaw fi jeexa c'est vrai que ni xaw nañu jege nombre de cas yi nga xamante ni ñoo nekk sous traitement. ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo wér mais bu ñu fàtte ne amoon na ay jamono nombre de guéris yi ëppoon ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci hôpital yi mais boobu it ak càgganteeg askan wi lañ koy mën a tuddee tax na ba finalement ñi nga xamante ni ñoo nekk sous traitement mujjee gën a ëppaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo wéroon dama jàppoon ne ba ñu fa yeggee boobu dañu waroon a def le tout ba nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement dootuñu rombaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo wér ba ñibbi. li nag c'est une bonne nouvelle parce que bu ñu gisee ne cas yi nga xamante ni ñu ngi wér mu ngi continuer di bëri. xel mën naa dal que ni ñi nekk hôpital yëpp mën nañ ci génn waaye bu ñu fàtte ne it am nañu fukk ak benn yu nga xamante ni ñu ngi ci ay état yu fukk ak ñaar waaw fukk ak ñaar yu nga xamante ni tey ñu ngi ci su lalu hôpital yi te seen wér-gi-yaram sooxe lool di leen ñaanal it yàlla fëgg seen bopp loolu it mooy wane ne ba léegi këru docteur yi ñoom ñu ngi si waaw ñu ngi si liggéey bi bu baax waaye daal résultat yooyu bu ñu koy comparé ci benn part bu lu neex la waaye nag day interpeller responsabilité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci askan wi di dox di yor feebar bi te war a mën a moytandiku parce que ñooñu rek ñooy nekk ay cas yu nga xamante ni suba dañu nekk ci hôpital yi donc bu ñu bañee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpital yi di wéy di ëpp ñuy wér nañu fexe ba nga xamante ni kenn dootul dem ci hôpital yi pour faju ndax bu ñu yóbbu foofu feebar am na solo Aline comme ni ma koy waxee rek tey moom laa fi àndal mu wutu fii ki nga xamante ni moom mooy Moustapha mu nekk ci beneen liggéey donc dañuy jàll ci li nga xamante ni moom mooy émigré yi nga xamante ni jëlee nañ leen France jur na coow lu bëri parce que dañ leen waxoon ne leen dañuy ñëw bu ñu ñëwee dañ leen di bàyyi ñu dem seen kër yi am nañu avion bu jotoon ñëw sax bi ñu ñëwee dañ leen di bàyyi ñu dem seen kër yi waaye ñeneen bu ñu ñëwee dañu leen wax di leen di téye 24 heures pour ñu xool seen wér-gu-yaram waaye ba tey am na leneen lu ci xew mooy ñi nga xamante ni ñu ngi jógee France te France ku ne xam na ni feebar ba nam fa mel ma ngay def foofu ay ravage yu doy waar ba pare ñu bàyyi noonu ñu ñëw ñu leen di bàyyi ñu dem seen kër ba pare ñii nekk fii ci biir réew mi autorités yi ne leen du ngeen mën a génn du ngeen mën a dem fenn du ngeen mën a dox seen soxla loolu aussi amul benn contradiction boo xam ne si nii nekk na foofu Mahfouz am na contradiction bu mag parce que boo xoolee ni nga xamante ni moom le gouvernement Sénégal di gérer mbas mi yenn saa yi da ngay dem sax ba yow mi jéem a def analyse da ngay réer ci biir. Effectivement ndax que ni amul cohérence ci non seulement communiqué yi nga xamante ni moom la ñu jotee parce que mën nañu génne benn communiqué léegi très benn mbir def 2 heures de temps 3 heures de temps génnewaat beneen communiqué mu leer na dafa am tâtonnement quoi. mu wóor na la ñii li ñuy def teguñu ko ci benn maîtrise teguñu ko ci xam-xam bu wér wala amuñu ay stratégie yu nga xamee dafay tax ñu mën a xeex mbir mi bu gaaw mais dañuy làmbatu rek wala gis benn réew def benn mbir ñoom ñu ne ñu dañoo copier loolu def ko te en réalité wu dëkk yi bokkuñu boo dëkk bu mel ni France Italie ak yooyu ñëpp xam ne feebar bi fa la ëpp c'est-à-dire ñun bu ñu amoon mat gu tolloon nii depuis boobu ñu fermé woon suñu frontière kon ba tey mën nañoo bañ a ñàkk a wax Covid 19 fii ci Sénégal léegi ñu bàyyi mbir yi jógee foofu ñëw léegi ba léegi yaa ngi wéy di bàyyi nit ñuy jógee foofu mais non seulement nga leen bàyyi rek ñu jógee foofu ñëw mais bi ñu ñëwee aussi traitement yi non seulement dafa wuute mais ñenn ñi da nga leen di bàyyi ñu dem dugg ci seen njaboot te mu wax na la kii porteur potentiel wu virus bi la et que ki nga xamante ni mu ngi ci yenn zone yi nga xam ne Sénégal wóor na la mbas mi yeggagu fa nga ne ko yow amoo droit jógee fii dem fii ba freiné ay activité am freiné ay mbiram yu bëri c'est-à-dire incohérence boobu noonu bu ko Sénégalais yi di gis dañuy dem ba finalement ñoom seen bopp dañuy jàpp ne gars yi dañu nekk di foos ci seen xel mi wala dafa am beneen jeu bu nga xamante ni moom moo ci am yooyu nag lu mat a moytandiku la parce que feebar la bu nga xamante ni feebar la bu doy waar donc ñi nga xamante ni ñooy responsable yi aussi waruñu ci seen démarche wala ci seen i dogal wala seen i ay stratégie xaw a sax lëndëmal ci xelu nit yi que ni ñun kat li ñuy def xamuñu ko wala mënuñu ko donc dañu war a jël ay stratégie yu nga xamante ni bu ñu ko defee ñëpp dañuy wax waaw góor wala sax suñu waxulee waaw góor à 100% ñu xam ne fii ay quelques manquements la rek mais mënuma comprendre ñii ñëw nga ne da nga leen di quarantaine
ñii ñëw nga ne danga leen di bàyyi mu mel ni kumba am ndey la ak kumba amul ndey. ñii ci biir réew mi ngay leen bëgg a ñi nekk ci biir réew mi ngeen ne du ngeen dem fenn amoo leen droit li te mu wóor la ne la ñi ngay wax ne am ngeen droit ñëw dugg fii wala dugg avion ak dugg oto ñoom mooy différence bi parce que ñee fa ñu jógee wóor na la mën nañoo indi feebar bi ndax ñoom sax ñoo ko fi indi parce que boo xoolee li dugal feebar bi ci réew mi ci avion la jaar ñëw fi donc jaarul ci oto ñëw fi ki nekk ci biir réew mi nga tere koo dem ak dikk mais ki nekk bitim réew moom mën nga ko permettre moom mu dugg te bu dugg see da nga koy bàyyi mu circuler dem ci njabootam te njabootam googu saafonteeg njabootam tamit génn dem ci loolu lu leer la parce que ku gëj sa kër pendant ay at wala ay weer même boo ñibbisee foo jaar yi même suñ la confiné yaa ngi sa jabar yaa ngi nekk ak moom mooy muy génn di dem voilà day xaw a mbir mu doy waar et puis xam nga seen kër yi bu ñëwee it matuwaay yi nga xamante ni moom la ñuy wax la ñuy jël yëpp pour xeex feebar bi matuwaay yooyu généralement du fay am su ko defee xam nga sénégalais bu ne ak na muy dundee yenn saa yi ñooy bokk lu bari di ko utiliser feebar bi mën naa gaaw law ñooñu it génn dem yooyu daal jàpp naa ne état bi war na xoolaat bu baax li nga xamante ni moom lay def ak cas importé yooyu c'est vrai que sénégalais yi nga xamante ni nekk nañu bitim réew ñu ngi dund lu metti bëgg nañu ñib si waaye bu ñu ñib see it ñu xool nan lañ leen di encadrer ba nga xamante ni dinañ mën a contrôler potentiellement ñi nga xamante ni dañu yor jàngoro ji indiwaale ko. ay ci Alioune daanaka li ñu cëraloon ci waxtu jeex na dama lay bàyyi rek nga def sa dernier mot ñu daal di yëkkati jotaay bi. jërëjëf Cheikh Mahfouz di la gërëm di jéem a wuutu Moustapha nag xam naa ne lu xaw a métti la ndax réflexion yeeg gis-gis yi moom xaw naa wute te mbas mi def si jàngat lu xaw a métti la fi mu toll nii ndax ni nga xamante ni moom la ñu gisee nit ñi di ko gérer lu xaw a doy waar la di la jaajëfal également ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy def di ak taxaw bi nga xamante ni yéen a ngi koy taxawu ci biir mbas mi duggee ci réew mi ba léegi. ñu jara jaajëfal ngeen parce que yéen a ngi ci seen mbay seen waar seen kéemtalaayu la ngeen mën loolu lu nga xamante ni lu am solo la parce que sénégalais yu bari aussi fii la ñuy bàyyi xel te di leen jox xibaar yi nga xamante ni ñoom ñoo tukkee foofu ndax ñoom it ñu mën a xam nan la ñuy def ba moytandikoo ak boobu feebar loolu lu am solo la di jaajëfal képp ku nga xamante ni également yaa ngi topp suñu site bi la di sunugal24.net di leen jaajëfal ñeen ñi nga xamante ni yéen a nekk di doxal mbir yëpp di jaajëfal képp ku nga xamante ni it yow yaa ngi sonn bés bu ne ngir rek Covid 19 moom génn ci àdduna bi da may bàyyi ma rek ma profiter remercier vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñëpp dañu participer ci xeexu mbas mi yombul parce que am na ñoo xam ne dañu jël seen alal doonte nekkul seen doole joxe ko te xam nañ alal ni mu mel ak boromam ngir ñu xeex Covid 19 loolu war a wane ne askan wi it ñoom itamit dañu war a am ab mat ngir xeex boobu gaaw jógee fi ay kon mi ngi noonu ni ma koy waxee rek fii moom Sunugal 24 ci seen ay yitte rek la ñuy dox lépp lu soxal askan bi rek ci la ñuy dal di dox ñu ngi leen di jaajëfal bu baax rawatina comme ni ma koy waxee ñi nga xam ne si ñoom nekk ci diaspora bi ñoom moom samay féete lañ wax dëgg yàlla dama leen dañuy suivre bu baax et puis ñi ngi gis message yi ñi ngi gis aussi commentaires yi que ni ngeen intéressé woo ci sunu ay programme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.